تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. maa ngi am mbégte di teew fii tey ci bés bu tedd bi nekk invité Asfiyahi TV pour wax ci lu jëm ci tabaski bi, lekk giñ ci lekk ak lendemain tabaski bi nga xamante ne lan lañ ci war a def, mais également ak ñi nga xamante ne ñoo am yenn moddu feebar yi di yan précaution ak yan matuwaay lañu war a jël pour nga xamante ne dinañ passer cette fête sans trop de complications. di bég lool ci liñ ma invité tey ci télévision bi nga xamante ne ñu ngi koy suivre bu baax a baax te muy ci wàllu santé, mu ci informer vraiment population bi di ci def ay jéego yu rafet a rafet macha allah. waa tey jii nii ñu fas yéene wax ci wàllu bésu tabaski bi nga xamante ne yittewoo nañ parce que jouru fête la, maanaam jouru mbégte la aussi, nit ñi retrouver wu en famille di partager ay ñam te ñam bi ci gën a am solo mooy yàpp bi nga xamante ne, parce que c'est pas pour rien ñu tuddee que la fête du sacrifice. donc dañuy rey xar ba pare am ay moment de partage yi nga xamante ne ay repas lay doon. donc daanaka c'est assez homogène niñ koy defee fépp ci famille yi, mais ñu ñëwaat ci tuuti pour fàttali nit ñi nan lañ ko war a defee ak buñ ci jugee tamit nan lañ war a taxawoo, maanaam ñi nga xamante ne déjà dara daru leen, maanaam ñi nga xamante ne dañoo wér ak ñi nga xamante ne am nañ ay yenn moddu feebar yi nga xamante ne comme ay diabète, ay tension, ay cholestérol ak yenn feebar yi aajowoo ci xol ak sidit yi. donc ñu xam naka la ñuy doxalee ci wàllu woowu. donc déjà ci jouru tabaski bi bu ñu reyee xar yi ba pare, déjà li ñu njëkk aajowoo mooy ne bu ñu xaar lu yàgg pour conserver yàpp bi, parce que yàpp bi tamit dañ ko war a conserver, dañ ko war a congeler, kenn waru ko réfrigérer kese, mais dañ ko war a congeler. donc déjà dañ ko war a def ay nar yu ndaw dugal ko ci ay sachet pour nga xamante ne rupture de chaîne de froid bi du mës a am ba bañ koy togg, maanaam da ngay génn rek daal di togg, kenn du ko décongeler aussi recongeler ko. loolu tamit lu am solo la. tamit bàyyi ba mu xaw a dal, maanaam ci saa si rek lekk ko tamit du loo xamante ne digle nañ ko ci wàllu ñi am seen xel màcc ci affaire nutrition, parce que yàpp bi tamit dafa am benn processus de maturation. parce que yàpp bi bu ñu fàttalikoo xeetu ferñeent bi ci ëpp doole mooy protéine. c'est une protéine boo xamante ne c'est une bonne protéine animale la, mais tamit am na yeneen xeetu ferñeent. waaw lenn rek la amul mooy li ñuy woowee ay fibre yi amu ko, mais la muy àndal ci bés boobu dana compléter lool mu ñàkk, mais li ci des yëpp am na ko. donc c'est assez complet comme aliment. waaye nag buñ koy jëfandikoo aussi nañu xam ne yàpp xar déjà dafa nekk yàpp bu am diw. donc normalement waruñ ci yokkaat yeneen diw, day gën a saturer diw yi, ba pare dina indi ay gàllankoor, dina tax ñu jël plus que d'habitude ci ay matières grasses yoo xamante ne ñu ngi ko ciy jël. et préparation bi aussi nañu xam ne lakk bi ak cuisson à la vapeur poché, maanaam comme genre soupe yi, wala ñu lakk ko, wala ñu cuire ko à la vapeur wala au four, moo gën di ci diw ay beurre wala ñu jël ay huile di ko toggee. donc loolu day gën a tax
gras bi ci nekk gën a lor. Donc li gën mooy te aussi parties yi ñuy utiliser aussi nañ ko seet bu baax avant ñu koy utiliser parce que am na ay parties yoo xamante ne c'est très gras donc déjà donc loolu aussi war nañ ko xool. lakk bi aussi bu ñuy lakk nañuy wut loo xamante ne déjà tàkk na ba boy mu bañ a am ay saxaar parce que contact yàpp bi ak xal yi dina surtout saxaar beeg yooyu noonu surtout kii yi di ko laal donc dina am ay résidus yoo xamante ne ay composé aromatique la te composé aromatique yooyu études yu bëri wane na ay composé yoo xamante ne mën na fa tax nit ki am cancer plus tard donc surtout ñi nga xamante ne seen alimentation lu ci bëri ci anam boobu lañ koy defee donc yooyu yëpp dañ koy xoolaat te tamit bu ñu jël yàpp bi rek teg ko au devant c'est-à-dire am na des céréales complètes yoo xamante ne am na ay fibres légumes yi ñu ngi fi crudités yi ñu ngi fi donc loolu aussi war nañ ci bàyyi xel ba nga xamante ne loolu tamit dinañ ko utiliser pour mu ànd ak portion wu yàpp yi ñu war a lekk donc lu nekk dafa am ay apport mais nañ ko compléter yi nga xamante ne moom mooy tax ba duñu abuser ci yàpp boobu nga xamante ne bés boobu essentiellement yàpp la waaye nag nañ ko accompagner ak ay crudités ak ay céréales mais également ñu boole ci des proportions yoo xamante ne c'est assez raisonnable ñu bañ ko def rek lekk boo xamante ne lekk à outrance lay doon ba mu indi ñu ay jafe-jafe leneen li mooy des mooy accompagnement bi toujours parce que on a tendance aussi à boire beaucoup de jus sucrés à boire beaucoup de boissons sucrées boissons gazeuses sucrées yi mais également à prendre peut-être yenn sucreries gâteau wala yuy demee noonu di ko ci accompagner donc nañu yittewoo naan ndox c'est-à-dire une eau plate boo xamante ne dina tax sax dinañ limiter suñu biir ba duñu consommer yenn consommation yu excessive yi maintenant nag bu fekkee ne nag ñi nga xamante ne dañoo feebar déjà benn liy laal directement yàpp mooy goutte dafa am benn feebar boo xamante ne goutte la tudd te le plus souvent yàpp consommation excessive de protéines moo koy joxe parce que protéines yi bu ñu leen dégradé ñoom ñooy joxe genre résidus yooyu nga xamante ne day cristalliser wu au niveau des articulations li ci ëpp li ñuy gis ci nit ñi développé mooy ay douleurs yoo xamante ne ci baaraam bu mag bu tànk bi lay nekk te vraiment c'est des douleurs atroces yoo xamante ne ki ko dund rek moo ko mën a nettali naka la méttee mais en même temps loolu aussi c'est un facteur de risque cardiovasculaire parce que mën nga développer plus tard des maladies cardiovasculaires donc loolu aussi ñu bàyyi suñu xel buñ la teree viande rouge xëy na c'est difficilement nit bañ a toog tabaski bañ a lekk mais quand même ñu mel noonu am seen traitement nañ ko gën a renforcer ba pare même buñ ci lekk tamit nañ ci lekk lu raisonnable. waaw am na ñi nga xamante ne tamit lekk nañ ci ba ëppal mu def leen biir buy daw ak ñenn ñi constipation seen biir yi gonflé loolu tamit moi je pense que ne le soir bu ñu mënee def un jet complètement c'est-à-dire bañ a lekk reposer seen estomac di naan ay infusion lu mel naka ataaya boo xamante ne c'est assez léger wala yenn kénkeli baay ak yooyu noonu ñuy naan yooyu moo gën di attaqué waat yeneen kii donc toujours est-il que il faut aussi hygiène des mains c'est-à-dire bu ñuy attaqué togg yeeg yooyu noonu ak même defar yàpp beeg yooyu noonu nañuy raxas suñu loxo ak saabu ordinaire wala yeneen savon liquide yi ñu am nga xamante ne dinañ ko mën a kii te tamit bon bu ñu duggee ci ay toilettes wala yooyu ñu raxas suñu loxo gel alcoolique yi en cette période de pandémie aussi donc il faudra l'utiliser pour bañ a am ay intoxication alimentaire parce que yàpp bi ci boppam mën na causer yenn problème digestif yi comme ay indigestion wak yu demee noonu mais tamit lii aajowoo li nga xamante ne mën na contaminer ñam yi
te c'est des germes li ñu naan manuportés maanaam ay microbes la yoo xamante ne si suñuy loxo lay nekk donc cet loxo yi war na nekk de rigueur ci surtout jour boobu donc ñu bañ a contaminer les aliments donc li gën le lendemain tabaski ñu lekk léger ba nga xamante ne dinañ reposer estomac yi donc loolu aussi lu am solo la waaw loolu aussi activité physique lu am solo la te wàllu digestion sax parce que déjà lekk rek tëdd dafa xaw a doy waar nit ki mën na ci surtout ñi nga xamante ne dañuy def ay reflux ak ay yu demee noonu digestion bi mën na bañ a kii parce que bu ñu fàtte ne activité physique dina yombal digestion donc activité physique bi baax na ci parce que dina tax aussi yenn excès yi dinañ ko mën a consommer ci genre activité on entend par activité physique aussi du lenn lu dul la marche 15 minutes 30 minutes de marche wala yéeg ay escalier au lieu de prendre des ascenseurs loolu wala di fo ak xale yi sax nekk di daxante xale yeeg yooyu noonu c'est une activité physique donc loolu la am solo la ça facilite la digestion et puis day tax aussi transit bi mën a dem complètement jërëjëf maa ngi ndokkeel ñëpp ci bés bu tedd bi di ñaaxaan nit ñi nañu gën a góorgóorlu di respecter mesure hygiène diététique yi nga xamante ne seen médecins yi ñu ngi leen di koy jox parce que en sachant que ne médecins yi li ñuy bañ mooy ay complications dal leen donc ñu nekk ci prévention toujours fagaru moo gën faju donc ci loolu laay souhaiter aussi toute la communauté médicale sénégalaise une bonne fête de Tabaski mais également souhaiter jullit ñi nekk Sénégal yëpp ak même ñi dul jullit des autres communautés religieuses di leen souhaiter une joyeuse fête de Tabaski. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم